actu du jour lu ci gën a fës bokk na ci Covid 19 bi ci suñu réew mi di Sénégal tey nag bu ñu sukkandikoo ci ministère bu ngànk wàllum wér gi yaram bi juróom-ñeent fukk ak ñeent ñoo dolli ku ci lim gu fi jotoon a am Covid 19 bi juróom fukk ak juróom-ñaar daal dina ñuy wër tey. ñu ngi xaarandi yeneen mesure d'assouplissement wu état d'urgence beeg couvre-feu bi ci état gi ni ki rek talaata ana bi pa ci lan lay porté wu daañu leen ko jottali Ousmane Sonko daal dinay defar rek ab sortie waaye bile yoon moom Ousmane Sonko daal di àddu rek si lu ñeel 7000 yu ñu war a jox policiers yi comme prime waaye itam lu ñu nemmeeku woon ca Malika ak rek jàmm gën di askan wa génn ne rek duñu fa denc ay doomu aadama yu wàññeeku si Covid 19 bi. couvre-feu bi wàññiwul benn yoon mbirum agression yi gannaaw rek ba defkatu ñaawteef di wëyandee ba tey rek di amal seeni ay mbir bile yoon nag ab mbër rek moo dal di fokkarte téléphone jàmbur ana mbër moomee kan la ak naka la demee exactement da ngeen ko xam si bu ñuy yaatal lay doon. si ay booru 5 heures du matin jàpp 6 heures du matin la ay élément wu police wàcc rek ci kër Assane Diouf daal di koy gane si noonu Assane Diouf daal di ko doon def sax direct ci Instagram la fa jotoon a xam am yëpp laata ñuy yóbbu Assane Diouf danañ leen ko xamal ak rek ana lu waral rek ñu daal di def li ni mel. lu doy waar moo am ca morgue yu nekkee ca armeer yu yàgg ya ca dëkk bu sell boobee di Touba ab soxna su faatu nag amoon téeméeri at ak fukk ak juróom-benn la am rek ñu ñëw am cëram ya nga xamante ne ni daal di nañu koy dagg famille ba nag taxaw nañ temb ngir rek lijjanti li ni mel. loolu yëpp bu yembe ñuy toftal si mbirum Krépin Diatta bi nga xamante ne ni rek la ñu koy tëjee ak geste bu rafet ba nga xamante ne ni daal dina koy def lii moo ci gën a fës nees tuut ñu yaatal. bàkk ba jib na nuyu nañ leen am internetu Dakar Buzz di leen dalal jàmm ci xibaar yi comme ni ñu koy defee saa su ne mbas mi si suñu réew mi di Sénégal laa koy dooree bu ñu sukkandikoo si ministère bu ngànk wàllum wérgu yaram bi tey junne ak juróom-ñetti téeméer ak ñaar fukki test la ñu amal si ñoom ñooñee juróom-ñeent fukk ak ñeent ñoo ci positif juróom-ñett fukk ak ñeent yi daañu leen wàll fukk yi day di ay cas communautaire ñu ne meeku leen si Pikine 2 Rufisque 1 Yoff 1 Mermoz 1 Mbao 1 Parcelles Assainies 1 Médina 1 Jaxaay 1 Touba 1 bu weesoo loolu juróom fukk ak juróom-ñaar wër nañu tey waaye nag am nañ fukk ak ñeenti cas grave maanaam rek ña nga xamante ne ni ñu nga sauvetage ba ñu mbas mi ganesee nag si suñu réew mi ba tey rek lu toll si ñetti junne ak juróom-ñaar téeméer rek fanweer ak juróom-ñeenti cas la ñu fi jot a am si ñoom ñu ñee daal dinañ siy fàcc rek lu toll ak junne ak juróom-ñetti téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñett ba ñu wër ñeent fukk ak ñaar ñàkk si seen bakkan fu may wax ak yéen nii junne ak juróom-ñetti téeméer ak fanweer ak juróom-ñett ñoo nekk sous traitement. ñu ngi xaarandi yeneen mesure d'assouplissement wu état d'urgence beeg couvre-feu bi si état gi ni ki mercredi bu ñu sukkandikoo si xibaar yi nag état dana rek gën a wàññi couvre-feu bi wa ilaa rek gën koo yombalal si noonu nag waxtu couvre-feu bi dina am coppite ba noppi rek danañu tegal ay conditions ñuy bëgg a génn guddi gi bu loolu weesoo état dina tijji tamit restaurant yeeg hôtel yi. waaye nag tey imposer gérant yi ay conditions ya nga xamante ne ni clients yeeg personnel bi noonu la ñu war a jëfee dem beek dikk bi tamit si diggante gox ak gox danañu ko dooraat si bés boobee ngir permettre transporteurs yu bloqué si région yi ñu mën a rek ñibbi waaye itam wëyandi seen liggéey si ay conditions yu ñu leen di tegal ñoom état bi ngir rek ñu bañ a def risque ba nga xamante ne ni mën na rek gën a lawal lii di feebar bi. bu ñu sukkandikoo nag si ñenn si suñu naataango yi mesure yi ni mel lu ko waral bokk na si rek baykat yu bloqué si région yi te rek war a ñibbi jublu ji rek si nawet gi. ministre de l'intérieur Aly Ngouille Ndiaye daal dina yëkkati ay kàddu si Covid 19 bi si askan ba dëkkee foofee ca Touba gannaaw ba ñuy wëyandee di niyee ni feebar bi lu am la ba tax sax du ñuy takki masque rawatina si lieu public yu si mel ni marché yi ak li ni mel si noonu Aly Ngouille Ndiaye di si xamle ni rek yaakaar na ni askan wi wax nañoo weesu fu ñuy ñàkk gëmee feebar bi te weesu nañ ñu rek fu ñuy waxee ni feebar bi am na si gox bi wala gox bee te amu fa donte sax askan wa dese nañu
ñoo respecté mesures barrières yi. Aly Ngouille Ndiaye xamle na ni rek am na mbégte lool ci xalifa général des mourides gi gannaaw ba mu xamee rek te gëm ni feebar bi lu am la ndaxte daal dina koy xamal ni rek lu fi yàlla wàccee la te moom moomee moo njëkk a joxe 200 millions ci ndoxteelu feebar bi ba noppi jël en charge malade yi laata mu koy confier Touba ca kanam. ba loolu weesoo ministre de l'intérieur taxaw rek ngir renforcer surveillance bi ci lu ñeel jëfee lii di mesures yi rawatina takku bu masque yi bu ñu sukkandikoo ci moom dinañu respecter loo rek geste barrière yi Touba ak Dakar ndaxte fu ñu toll nii waruñoo rek bàyyandeku ba tax na dinañ yokk surveillance bi ci commune bu Touba mosquée rax ci dolli rek duñu nangooti ñenn ñi di exposer askan wi di bañ a takki ba masque ñuy ñàkk jëfee nag li ni mel mën nañoo fay 20 000 francs maanaam rek ñeenti junne. jawrin bu ñu dënk wàllum wérg yaram bi ci suñu réew mi di Sénégal daal dinay joxe ay nouvelles ci meeru Géejawaay bi Aliou Sall mu ñu interné ca hôpital Dalal Jàmm bu Géejawaay gannaaw ba ñu ko testé mu positif ci coronavirus bi. xibaar yu mu ñu jox nag ci moom dal na rek xel bu ñu sukkandikoo ci jawrin bi dañoo nekk rek ci situation boo xamante ne nii ku nekk rek mën naa infecté ci virus bi ndaxte feebar bu démocratique la. ba loolu weesu lu la addu rek ci mbir yu am Malika di bañ rek ñu denc ña nga xamante ne ni ñàkk nañ seen bakkan ci Covid 19 bi ca seen armeel yi nga xam ne nemmeeku war nañ ko ca jàmm gën moom nag nee na mbettal dëgg la am ci gis rek yenn yi nga xam ne méngoowul ak culture sénégalaise gi waaye nee na rek bu ñenn ñi jëfee ni ni mel dafa fekk ni rek dañoo xamul ne feebar bi du gàcce. ba mu ca noppee nag la xam le ni Aliou Sall mi ngi am tan bu baax a baax tey naan rek feebar bi mag yi la gën a aayal ba tax na rek dañoo war di leen di isoler ci famille yi donte sax du doon lu yomb ci yenn yi. Ousmane Sonko daal dinay defaat sortie ci lu ñeel 7000 wa illaa junneek ñeenti téeméer yi ñu war a jox policiers yi comme prime waaye itam daal dinay waxaale ci lu ñeel rek néew ya nga xamante ne ni ñu ngi doon bañ ña ko denc sa seen gox ga di Malika ak Diamaguène gannaaw ba ñu ko fa nemmeekoo bés yile. moom nag nee na askan wi dañoo solidaire ak takk der yi ba tax na rek bañu ne rek dañu leen di jox prime 7000 francs amul rek sénégalais bu mu émouvoirul te seen liggéey yi rafet na lool ba mën nañu ñoo sax ne bu ñu waxee tey jii luñ leen di fay ñoom ñooñee nga xam ne rek doon na la nga xamante ne nii jaaduwul. ba mu ca noppee nag la addu si lu xew bés yi ca Malika ak Diamaguène di si xam ne ni rek ñi nga xam ne seen bakkan rot na li nga xamante ne nii rek moom la ñu des ak ñoom mooy rek dal di leen di ormal dal di leen di rek ñaanal defar leen si anam bu mucc ayib laata ñu leen di denc. si noonu Ousmane Sonko di naan rek ay citoyen tey nag bu ñu taxawee ne ñoom ñooñee ñàkk seen bakkan duñu leen rek denc ca armeel ya ndaxte Covid 19 bi moo ko sabab loolee day doon lu muy ñaawlu rafetul benn yoon te loolee du Sénégal du Afrique ndaxte suñu réew mi di Sénégal ak Afrique gi yëpp dañoo yàgg ormal rek woy làkku yi. loolee tax sax mu naan jeunesse bi bu ñu trompé de combat te ñoo doon rek jooy ngir ñu delloo ci doomu Sénégal yu ñàkk seen bakkan ci diaspora bi ngir rek ñu gën leen mën a wormal ci suñu réew mi di Sénégal ba gouvernement bi defal ñu ko. kon nag tey bu ñu bëggee taxawee ni ni mel dafay doon lu doy war te la nga xamante ne ni rafetul benn yoon mu xamle ko moom Ousmane Sonko. ministre du développement communautaire de l'équité sociale et territoriale Mansour Faye daal dinay woo acteurs yi ni ki démb ci dimanche bi ngir ñu séddale ci ni mu gën a gaawee dund ya ñu jagleel ña ko yelloo ngir mën a jeexal opération yi ci diiru fukki fan ak juróom. ci noonu nag jëwriñ bi di xamle ni rek tey dina gunge kii di gouverneur bi ngir ñu amal visite bi ci département bi rawatina rek commune yu Saint-Louis ak Ndiébène Gandiol ngir rek encourager acteurs yi ba ñu mën a jublu ci opération séddale dund yi ci nu mu gën a gaawee. ci noonu jëwriñ bi di xamle ni rek séddale bi mi ngi jaar yoon foofee ca Saint-Louis comme yeneen région yu nekk tamit fii ci Sénégal bu dee nag
nag région bu Kédougou daanaka rek séddale mi jeex na te dox nañu ko it si anam bu mucc ayib ca Bignona. bu dee région bu Matam nag séddale bi door nañu ko si département yu Kanel ak Ranérou bu ñu sukkandikoo ba tey rek ci ministre bi ba tey lépp jaar na yoon si département bu Koumpentoum nekkee si région bu Tamba laata muy leeral sax ni rek Sédhiou nekkee rek si ca Ziguinchor séddale mi nag weesu na fa rek taux 50% maanaam téeméer boo jël juróom fukk ya bu dee Kolda nag ak Médina Yoro Fula daanaka rek séddale mi daal dina fay jeex comme yeneen département yu nekkee ci Kolda ak Vélingara ministre du développement communautaire daal dinay rek xamle tamit ni séddale mi rek jaar na yoon sauf rek wa ila jaar na yoon fépp ba mu des ca Kaolack Thiès ak Diourbel ak Louga te danañ ci rek taxaw ba ñu ko def ci anam bu mucc ayib bu dee nag région bu Dakar Mansour si signalé na rek ni séddale bi dinañ ko dooree si commune yu Ngor Wakam Yoff Cambérène ak Parcelles Assainies te luñ si bëgg rek mooy réaliser séddale mi à 100% wa illaa rek lu mu néew 90% si lu tolloo ko fukki fan yuy ñëw si région bu Dakar yëpp. ca réewum États-Unis laa jëm Gambien yi tamit ñu ngay jooy rek Mamadou Lamine Cissé si waxtu wa nga xamante ne nii États-Unis ngay tàngal si lu ñeel rek génnub àdduna George si loxo ba police américaine bi jeune Gambien boobee nag amoon fanweeri at ak juróom-ñeent moo ñàkk bakkanam si ab fusillade ak police américaine bi nag lu mu si expliqué moo di agent yi dañoo bëggoon a arrêté otob Gambien boobee si noonu mu daal di dugal vitesse rek moom Gambien ba bañ a rek taxaw tax rek ñu daal di koy dàkkee si noonu nag la ñu fexee rek ba mu wàcc tali bi laata sax oto bi di mbëkk ay garab dal di rek arrêté si noonu nag la agent yi jege see dal di koy jox ay ordre ma wa ilaa rek ay ndigal ya mu war a def waaye Gambien bi da leen koo dal di rek gantal ne ñett ne du def li ni mel ba noppi rek dal di génne ab pistolet di koy tiire policiers yi ñoom it ñu génnee seen i ay arme di ko koy tiire ba noppi rek woo beneen équipe ngir renfort si anam yooyee nag la ñàkkee bakkanam moom Mamadou Lamine ngir rek dénoncé nag li ni mel Gambien yi dañoo amal tey rek ab manifestation pacifique ci kanamu ambassade bu États-Unis foofee ca Banjul niki tey ci altine ji laata ñu koy jébbal ab pétition moom ambassadeur ba. ma junj leen ko léegi ci ndorteel li couvre-feu bi wàññiwul benn yoon mbirum agresseur yi gannaaw ba ñuy wëyandee li ni mel ba tey ji may wax ak yéen ku ñuy wax nag Thiam Dimber la ñu teg rek loxo ci week-end bi ngir agression ca cité Kër Damel moom nag sa scooter ba mu waroon rek la fokkarte ab téléphone xale bu jigéen laata rek muy accélérer moto ba ngir bëgg a daw waaye nag si noonee rek la perdre contrôle bi dal di daanu si noonee nag la ña dëkk ca quartier ba dal di jàppee gannaaw ba ñu déggee yuuxu xale bu jigéen ba si noonu mbër moomee nag ñi koy wax Thiam di tamit agresseur mi ngi en garde à vue jamono ji may wax ak yéen ca police bu Parcelles Assainies gannaaw ba mu defee accident Ndoye Bane daal dina yëkkati ay kàddu si ab hôtel bu nekkee ca Ourossogui la mu xamle nag moo di ñu ngi sant yàlla bu baax di sant seen waajur yi ak waa réew mi yëpp ndax lu mel ni soo si nekkee rek si ngay xam sa tolluwaay si réew mi ba tax na rek gën nañoo xam seen bopp gën a xam rek fu leen réew mi teg ba loolu weesoo Ndoye Bane di yokku ci ay kàddoom ni rek choc bi lu am la waaye nag ñoom ñu nekkoon ci oto ba yëpp amul kenn ku ci dara dal dara rek jotu leen te ba mbir mi rek amee ba noppi ñu leen yebal ngir ñu liggéeyi ji fa foofee ca Matam ñu ngi leen di remercier ndaxte rek ba affaire bi amee guddi gi yëpp rek ñu ngi wëyandi di leen woo téléphone Youssou Ndour ak Birane Ndour ak Ndiaga ba ci sax Assane Gueye mu xamle ko moom Ndoye Bane ba mu ca noppee lay xamle tamit rek ne lu ko ci gën a marqué mooy rek ay nit ya nga xamante ne ni danga leen di dégg rek ñu lay woo di la taxawu comme ku ci mel ni Arona Dia ak Tahirou Sarr ba tax na rek ñu ngi jaajëfal ñëpp ba ci personnel de santé bu Ourossogui ci fàttali Ndoye Bane da doon dem rek Matam ngir lu ñeel émission wam boobee di les patrouilles des hommes de tenue.
si ay booru 5 heures du matin jàpp 6 heures du matin la am rek ñu wàcc si kër Assane Diouf xamal ko ni ay élément wu police la ñu si noonee Assane Diouf daal di koy def sa direct ci Facebook di dénoncer li ni mel heure bu ñu ñëw si këram ga sans tenue ba noppi rek dajji buntam bi laata ñu koy naan police la doon lu ko métti loon Assane Diouf mi nga xamante ne nii mu ngi naan loolee teguwul si yoon bu ñu sukkandikoo nag ci moom moomee Assane Diouf si direct nag ba mu doon def si Facebook la ñu gisee rek ñu daal di deflanteeg moom ñoom police yi laata rek ñu koy mënote daal di koy yóbbu. ba tey si mbirum Assane Diouf bu ay policier jëli këram si fajar bi lay desandeek yéen bu ñu sukkandikoo nag si xibaar yu bàyyeekoo Libération Online Assane mi ngi en garde à vue ca sûreté urbaine jamono ji may waxeek yéen ba tey bu ñu sukkandikoo si Libération moom moomee Assane Diouf ñu ngi koy toppee appel à l'insurrection pour maanaam sax lu muy révolté rek jëmale si pouvoir bu ñu établir. lu doy waar lu am ca morgue armée ya nekk ca dëkk bu sell boobee di Touba lay addu ab soxna su am 116 ans maanaam téeméeri at ak fukk ak juróom-benn ñàkk bakkanam niki démb la ñu fekk rek ñu dagg yenn cëram bu ñu sukkandikoo si source bi bokk na si sax gémmiñam beek tuñam ya si jamono ji nag ay mbokkam ila membre famille Kandji googee rek daal di ñuy saisir police bu guy mbind ngir ñu amal si ab enquête si noonu nag Oumy Kandji dootuñu ko rek mën a denc niki tey si benn fan si weeru juin comme nuñ ko prévoir ndax li ni mel. Gendarmerie bu Podor daal dina ñuy dakkal samedi ab mariage bu ñu doon amal ca Guiya 7 kilomètres nekk si digganteem ak département bi si noonee nag daal dina ñuy yóbbu soxna su doon marié ak rek invité ya ca brigade de gendarmerie bu Podor ñoom ñooñee nag ñu teg loxo ñu ngi toll si lim gu takku lool si fàttali dañoo tere rek lépp luy indi ndaje ngir jëlee fi lii di Covid 19 bi. mu am borom kër bés yële ñu génn di wuyoo rek jamono ji madame si moom moomee Ngoné Mbaye di actrice si sama wujju tubaab daal dinay rek sigil ay waajuram rawatina rek borom këram di monsieur si gannaaw ba mu ko fekkee rek mu nekk xale comme niñ ko tàmm di waxee si noonu sax ñu daal di si rek amal ab laabaan di ko si tàgg ak wëyal moom moomee Ngoné Mbaye boobule vidéo sax di vidéo laabaan bi mën ngeen koo seetaan ci Dakar Buzz. mbirum Krépin Diatta laa koy tëjee ak rek geste bu rafet bu mu def gannaaw ba mu wàccee Dakar def na nag ay fan ba mu demee foofee ca Ziguinchor moom Krépin Diatta ba mu jaaree nag Sédhiou champion Belgique bi daa jaar rek wa ila daa jàdd rek ca camp militaire bu Bougari moom moomee international sénégalais bi ngir nuyu force de l'ordre yi mu doon nag lu élément lieutenant Sambi rafetlu bu baax a baax ba tax sax ñu koy ñaanal moom Krépin Diatta yal na yàlla nangu ñaan. salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu yéen mbokku jullit yi yéen mbokki réew mi ginnaaw bi ñu leen nuyoo di leen siyaar di leen ñaanal jàmm kii nag ñu leen di bëgg a indil jaamu yàlla la boo xam ne alxuraanu yàlla lay wéttalikoo ki nga xam ne sunna Seydina Muhammad lay wéttalikoo yàlla dénk ko xam-xam nag xam-xam bi jëm ci wàllu képp koo xam ne yàlla da laa nattoo nga bëgg a bàyyi lu ci mel ne cigarette mbaa yàmba mbaa póon mbaa sàngara yaakaar naa ni boo jëflanteeg moom ci kàttanu suñu borom yàlla mën na la ci dimbali muy jaamu yàlla boo xam ne dimbali jeunesse bi ko tax a jóg ak dimbali askan wi lu jëm ci wàllu góor jigéen mag ak ndaw ndax ku ne xam ne loolu moo lëmbi réew mi muy cigarette póon yàmba ba ci sàngara képp ko yàlla nattoo te nga bëgg koo bàyyi yaakaar naa ni boo jëflanteeg moom ci kàttanu suñu borom yàlla mën na laa dimbali numéro yi ngeen di jël nag moom laa leen di bëgg a jox pour képp ku jokkoo ak moom incha allahu rabbi boo jokkoo moom di nga ko jot jëlal numéro bi 77 la 935 69 68 numéro boobu boo ko ci woowee di nga ko jot ngir jokkoo ak moom mu laabiré li nga xam ne moom la ko suñu borom dénk muy wàllu xam-xam bu jëm ci wàllu bàyyi sineebar beneen numéro bi ma leen di joxaat mi ngi jëmaat ci 77 482 99 15 boobu tam numéro la boo xam ne ku ko ci woo di nga ko jot dimbali jàmm ñee ko tax a jóg dimbali sonos bee ko tax a jóg lu jëm ci yàmba póon sàngara ak lépp loo xam ne rek wàllu sinébar la suñu borom da ko ci am ay xam-xam mu bëgg koo laabire jullit yàlla yi kon seeti leen ko numéro yi laa leen jox ku fa dem mu fat la te ko mu fat doo fanaan biti yàlla na yàlla defal jàmm yéen ñi jëfandikoo cigarette póon sàngara seeti leen ko ku ko seet incha allahu rabbi di nga tàggale ko moom ci lu gaaw ci lu gàtt jërë ngeen jëf